asalaamualeykum wa rahmatullah ñoo ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu personnel bi dama leen di nuyu rek di leen wax jërëjëf ci taxawaay bi ndax bés bi du seen bés du suñu bés suñu bésu ñii la waaye jar ngeen a sant ci taxawaay bi ndax wan ngeen ñu tey ne yéen personnel bi yéen ñëpp benn ngeen yéen ñëpp yéenante ngeen jàmm yéenante ngeen teraanga te teraanga bi yàlla dogal ci seen collègue yéen nangu ngeen ko te yéene ngeen ko ñu bokk di leen ñaanal yàlla taxawaay bi gën a yokk ñoom taxawaay bi gën a jëm kanam beneen bi fi ma ci teg mooy damay nuyu wayjuru ñii nga xam te ñoo waral bés bi ndax wax dëgg yàlla doon nañ ci ñoo xamante ne ay médecins la ñu nekk suñu biir waaye boo leen fréquenté nga xam te ñii ñu yar lañu ñii ñu am kilifa lañu ñii ñu seen ay wéjur def ay valeur ci ñoom lañu kon bés bi comme niñ koy waxee bés bi ñoom du seen bés mais bésu wéjur yi la bésu mbokk yi la ndax bés bi nga xam ne tey dafay mandargaal tey ji diplôme bi nga xam ne daanaka moom titre lay def maanaam titre la lay jox maanaam bés ni ki tey ñoom ñëpp ay docteur lañ te dañu doon docteur abadan maanaam titre la bokkul ak tey ji fonction boo xam te da nga ko occupé boo ko nekkatuloo ko ñii ay docteur lañu ba amul liggéey amul retraite amul lu mu mënti doon muy Sénégal fii ak fu ñu mënti taxaw ci àdduna ay docteur lañu ñi ñaan yàlla mu def ci loolu barke. waajur yi li tax ñu leen di ñaanal parce que bés bi seen bés yéen a ko moom li tax yéen a ko moom yéen a leen tàggat nit ki baam bi ñu koy dugal école amaana sax xamuloon luy école dafa gis ay moromam di dem ñu koy tàggat xiir ko ci jàng xiir ko ci jub muy dem di dem ba bés bi taxaw kon bés bii yéen a ko moom yéen a ko moom te di leen xamal ne ñii fi toog nii docteur Loum docteur Betty comme docteur Labou maam du nekk rek relation boo xamante ne ak ñii du entre collègue du entre employeur mais relation la yoo xamante ne ay collaborateur lañu muy ñu disponible ñu baax ñoom ñëpp mën naa leen seereel benn jikko ñu baax lañ ñu yaru lañ ñu jub lañu ñu jullite lañu te macha allah dëgg yàlla ku xam bés bii ku gis bés bii ak li mu ñu jaral nga xam ne ñoom def nañ fi lu ko jar. def nañ fi lu ko jar te wax dëgg yàlla maam ni ñu ko waajeele ndax ajjuma la ñuy dóor yëg ne ñoom ñett ñëpp beneen bi mooy yàlla dafa dogal ne tey ji bés bi li tax mu màgg ci ñun ba ngeen baal ñu mel ni ku ko bëgg a fuqati ci yéen yàlla dafa dogal ne maanaam ci benn structure sanitaire ñetti médecin teesandoo le même jour bëriwul lu muy am université rek moom mooy génnendoo ñetti thésards ci même jour bi wala lu ko ëpp waaye benn structure sanitaire loolu wax dëgg yàlla lu ñuy sante yàlla di wax ne maam ñun kontaan nañu ci te di leen yëgal ne ñoom ñi toog suñu fierté lañu maam tey jii nit ki bu amee loo xamante ne boo nekkee ak moom moo xam lu mu mën a doon ngeen ànd seen nekkin bu rafetee seen nekkin bu fekkente ne doy na la ñoom dal nañ sa xel ñoom boo kontaanee ci ñoom boo taxawee di leen ko wax wala nga wax ko ginnaaw seen ay mbokk kon day mel ni du ko maam du ko jar waxu leen ko fii lañ ko war a waxee. waaye ñu ngi leen di yëgal ne ñoom ñi macha allah sac lañ ci ñun fierté lañu ci ñun dañ leen di ndamoo ndax seen liggéey macha allah rafet na duñ def lu dul ñaanal leen ni seen diplôme yii ngeen jot tey titre yi ngeen jot nii yàlla na ci yeneen topp maam yàlla na yii barkeel da ngeen doon ay spécialiste te bu leen kenn man seen domaine incha allah waaye leen rek laa ci ñambaas mooy bu leen ñu fàtte da ngeen xam ne saa su ne ndax li leen di ñaan lu ñu leen ngeen des wakaam wala ngeen yem wakaam ñu leen ñaan adduna yëpp xam leen waaye fu ngeen mën a nekk rek bàyyi leen xel ñun centre de santé Hann Mbaye Derneville te xam ne ñu ngi seen gannaaw si wàllu côté bi am na si loo xamante ni docteur dina ko leeral si loo xamante ni dinañ leen gën a taxaw incha allah fépp fu mu lu mu laaj ah nu mu ko laajee lépp lu ñu mën incha allah dinañ ko def di leen ñaanal di leen wax ne tey jii bés bi wax dëgg yàlla seen bés la waaye ñun mbégte mi dañu koy ànd ak yéen
di leen ko yéene di ñaan mu barkeel te yàlla na ngeen ko muurloo seen wéjur yàlla nañ ci jariñu te di leen wax ne fi ngeen tegu nii foofu rek la bu dara tax ngeen changé waaye dafa doon wax ne buñ la waxee ne la ku baax nga tagguñu la dañ laa sas ndax képp ku topp noppam ku mu tox ci noppam ne yow ku baax nga waratul dégg leneen lu dul ku gën nga ndax ginnaaw baax nga qualité boobu moom attribué nañ la ko ba pare ku jub nga wax nañ loolu ba pare ku bëgg sa liggéey nga ku fonk doomu aadama nga te loolu mu ngi ci ñoom kon saa su ne loolu dafa war di gën di yokk ñu ngi leen di ñaanal na leen jig te lépp daal lépp lu gën lépp lu ngeen yéene maanaam yàlla na doon ak tàmbali si ay xéewal wala tawfeex yoo xamante ne dina tàbbi si yéen te incha allah ngeen ànd ko ak seen mbokk yëpp te wéjur yi itam fekkee ko ndax muy doon ak fay si sonn yi nga xamante ne sonn nañ ko si ñun ñi nga xamante ne ñooy njaboot gi sonn gi ñu sonn si yéen ñoom yàlla nañ ci gis seen bopp yàlla bu ñu rëccu mukk lu ñu leen doon accompagner yàlla bu ñu rëccu lu ñu leen doon soutenir maa ngi jéggalu baax wax ji nag moo xaw a bëri lool waaye daa nekk loo xamante ne moo doon ñàkk ñoo ngi ciy jéggalu di leen baal ak baax lenn rek laay fàttali mooy monsieur le maire de la commune de Ouakam monsieur Samba Bathily Diallo dafa jàppoon na ñëw fii ndax wax nañ ko dañ ko sax yéex a wax mais dañ ko waxoon ne ko diggante midi la ñuy pare ba 13h mu toogoon rek dañu xaar waaye na ngeen xam ne mu ngi ci jotaay bi kii conseiller municipal la Alassane Ndiaye te aussi c'est un membre du conseil de direction nga xamante ne ñoo fay bokk di siège maanaam tey ji moom bu fi toogee mën naa taxawee casquette maire kii Ndeye Ngone Seck c'est la trésorière générale docteur Omar Diop boobu dina présenté boobu parce que li mu bëgg dafa yomb ma koy présenté rek loolu du ma ko def léegi juste pour wax leen ne leen yëf yi mu ngi ni maire mu ngi ànd ak yéen te incha allah am na si loo xam ne maam engagement yoo xam ne mën nañ ko jël si turam nii mu ñu ko digalee waaye loolu dañuy fexe après ñu xool nan la ñuy toogee ñu waxtaan ñu xool fan lañ jëm ak par rapport ak aussi seen domaine yi ngeen bëgg spécialisé wu ban accompagnement lañ si am lañ leen si gunge bu neex yàlla loolu moom incha allah loolu kàddu yi leen bëggoon jottali si turu maire ndax yóbbante ak la bu fekkente àggul day mel ni kon dinaa ko amel ak te li ma war defuma ko ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp jërë ngeen jëf. day tiré en longueur day jaar yoon man nag dama nekk ab simple nit boo xamante ne tàmm moo wax lu bëri waaye dama fuqati micro bi tey si ñoom ne leen tey il faut que ma wax parce que bés bi moo ko waral dama am fierté lool si jàkkaarloog ñii toog nii tesaar yi di leen ñaanal yàlla sàmm leen aaral leen boppam suturaal leen gunge leen si noble mission bi nga xamante ne moom la leen suñ borom jagleel kenn ku si nekk mën naa taxaw fii wax jikko boo xamante ne moromam amu ko waaye protocole bëggul ma ciblé kenn par kenn damay wax rek masaale ñii si centre bi kenn mësu leen dégg si ay njombe mësul am mësuma si woo kenn naan la li nga def nii bu ko defati parce que ay kilifa lañ te mat nañ kilifa te dañ leen di sant foofu sa laa waroon commencé sant leen yéen ñi nga xamante ne yéen ay waajuram éducation bi ngi leen jox bu ñu amee confiance ci ñoom dénk leen liggéey bi bu ñu amee ay performance ci centre bi du ci ñoom de mais ci yéen waajur yi la yéen a def ci ñoom lu tax ñu mën li ñu mën donc loolu maa ngi leen koy sant bu baax man nag sama communication dama koy axé ci ñetti point ñaar yu njëkk yi ñoom ñett ñii laa koy sas muy waat bi ñu waat sànq le serment d'Hippocrate ma soppi ci ma jël ci ñaari point rek ci biir serment d'Hippocrate bu njëkk bi mooy fu muy waxee naan je n'exigerai jamais un honoraire au-dessus de mon travail waxu jullit la waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jullit du lekk lu lewul te ñoom ñii kenn mësu leen dégg ci lool maa ngi leen di encourager di leen wax ne carrière bi mu ngi door a commencer ça commence maintenant bu njëkk ba balaa ngeen di soutenir lépp lu ngeen defoon vous étiez sous couvert fu mu ne nii vous êtes responsable à 100% de vos actes
lu ngeen def da leen di topp tout au long de vos carrières ñaata yoon ngeen dégg benn médecin ci média yi def na lii yóbbu nañ tel médecin police gendarmerie médecin bi bind na faux certificat médical médecin bi jël na lu mu warul jël en tout cas am naa yaakaar ci yéen bu baax te gëm naa ne loolu du mës a am. Deuxième point bi mooy le fameux secret médical fu muy waxee ne mes yeux ma langue mes oreilles taira tout ce que je verrai à l'intérieur des maisons maanaam nit kiy consulter lépp luñ ko diis ci soxla médecin wallaahi nattu la man damay wax nattu la bu doon faj kese kenn waxatu ko mais façon nit bu ne la ñuy jànkoonteel dina am ñoo xam ne du sa faj moo leen indi hôpital dañuy toog ak yow pour leneen waaye yow yaa war a mat li ngay mat xam li tax ñu teg la fa waaye tamit bàyyi xel ci aspect social koo dégg ñuy tagg ci dëkk bi ci àdduna compétence ci la bokk de waaye yëg-yëg bi accueil bi loolu ci ngeen nekkoon te loolu bu leen ci jóg mukk docteur Betty kii toog nii man damay wax ne bi ma ko xamee yàggul ci lu néew laa ko xam waaye elle m'a montré des qualités humaines extraordinaires yoo xam ne jéggi na dayo ñoom ñaar ñii muy docteur Labou docteur Loum man dama leen jàppee comme des frères jumeaux c'est pas le hasard borom bi boole leen ñoom ñaar ñuy tees même jour xam naa ne xaw ma ndax seeni waajur xamante nañ de waaye fexe leen ñu xamante parce que lii du hasard maa ngi leen di seedeel ne que ne ñaar ñii li ñuy def bëgg nañ ko parce que centre bi dina toll moment yoo xam ne jàngoro yi dafay bëri dafay am rush maladie dañuy bëri ba jéggi dayoo dañuy toog ci couloir yi énervé mer waaye ñoom ñaar ñii dama ci teg sama bët amul guddi amul bëccëg fu ñu déggee ne centre ba débordé nañ ñooy ñëwal seen bopp toog ñëw renfort consulter maladie wàññi maladie te duñ ci laaj dërëm loolu bëgg métier bi ñu am moo leen ko may donc loolu maa ngi leen ci remercier bu baax je tenais à le dire devant vos parents di leen wax ne li ngeen di def ñu ngi ciy teg bët bu baax a baax te li ci kanam raw li bët comme on dit maa ngi leen di sant di leen gërëm di wax ci dernier point bi muy formation ñoom ñii dañu nangoo jàng nangoo raw ci seeni morom pour am lii loolu nag man benn message la bu may lancer à travers tout le personnel jàng du jeex loolu la ñu suñuy waajur jàngal jàng du jeex man ba fi ma toll nii maa ngi jàng keneen ñàkkul ba suñuy waajur yi fi toog nii sax am na ñoo xam ne ba léegi ñu ngi jàng donc jàng du jeex formation dafa am solo Pape wax na ko léegi xam nga liggéey ak ay nit yoo xam ne dañ laa noppal boo mënee nga noppaloo ko doo sonn te ñoom loolu lañ ma won moo tax sa kàddu yi mënoon na ñàkk man mënoon naa fi taxaw rek ñu def li ñuy def dem daanaka ñoom wax nañ lépp ñoom ils sont prêts guddeeg bëccëg loolu la ñuy jooytu ne ma dog boo amee agent yoo xamante ne ñu ngi fii ci centre bi bëgg a yokk xam-xam bëgg a puusaat am yenn façon diplôme yi nag ñu wax ñu accompagner leen loolu message la bu may lancer à travers tout le personnel bu ngeen seetloo réunion bu ma fi def moo yi may terminer mooy la formation nangoo jàng yokk xam-xam yokk ay diplôme parce que loolu adduna bi loolu la laaj léegi loolu la laaj donc loolu maa ngi leen ci encourager di leen wax ne ubbil nañ leen suñuy bunt képp ku gis ne man fi ma yem nii bëggoon naa yegg feneen fu ko gën a kawe te moyens yi demeewul noonu aw ma moyen pour gën a jàng ñun ñu ngi pare nañ pour accompagner la pour nga jàng atteindre say objectifs au grand bénéfice de cette population wakamoise Sénégal et internationale. ñoom Thésard yi message la bu ma leen di lancer nee naa leen début carrière ngeen toll seen carrière mu ngi door a commencer les problèmes vont venir après donc Pape Diouf wax na ko su ngeen bëggee gën a yokk gën a pousse ñun on est prêt à vous accompagner dimbali leen ci wàllu spécialité Sénégal xam ngeen médecins yi li ñuy dund spécialité cher na métti na mënoo pare léegi am titre docteur en médecine
ne da ngay jàngiwaat te yaa ngay yor jabar yor doom yor njaboot yor papa wala yaay boo war a dundal nga war leen nga am weer wu ne nga am loo yékki teg seeni loxo kooku bu amul accompagnant dafay sonn te titre bi rek dafa metti fu mu ne nii seen quartier yi seen koñ yi suñu déggee docteur Betty docteur Labou docteur Loum pour ñoom médecin lépp la mën médecin yor na xaalis war naa fa dem sa mu may fajal samay soxla te fekk turu médecin man dama jàpp ne prestige la prestige moo fi ne waaye accompagnement bi ñu war a am gëdd bi ñu war a am sur le plan financier médecins yi amaguñ ko te loolu nag nous on est prêt on est une famille une seule famille on est prêt à vous accompagner là-dedans ngeen puusaat gën a yokk xam-xam rawaat ci seeni maas te loolu daal c'était moo nekkoon kàddu yi nga xamante ne bëggoon naa leen ko di terminer par féliciter encore une fois seeni parents parce que lépp wéyjur la wéyjur bu kontaanee ci yéen yàlla kontaan ci yéen te yàlla ku mu kontaan ci yow texe nga adduna bi yëpp buñ dajale woon dal sa kaw tamit duñ ci mën dara donc gën leen fonk seeni wéyjur bu ngeen jaaxlee say jëlal seen téléphone xëy na wéyjur yi nekkuñu Dakar ku ci jaaxle jël sa téléphone woo papa wala yaay ñaanal ma dafa am lu muy def ci yéen te loolu na ngeen ko saxoo gën a fonk seeni wéyjur gën leen sóoraale ci li ngeen nar a dem wuti de leen ci sóoraale bu baax te tamit du ma terminer te du ma sànni xeer man itam centre bi encadré na leen ngeen nekk fi nekk suñuy loxo vous êtes des docteurs en médecine maintenant j'espère que vous nous serez fidèles pour quelques moments parce que tamit comme niñ ko yàgg waxee rek ñun dañ leen di tiitaroo fu mu ne nii ah ñun ñooy l'unique centre boo xamante ne amoon na ñetti thésards ci benn bés. man j'ai jamais vu une chose pareille. donc sax ngeen ay référence ngeen seen petit frère yi fi nekk sax soutenir guñ vous devez yéen ngeen encadrer leen ba li ngeen am nii ñoom ñu am ko te tamit ñu ngi leen di ñaan ngeen àndandoog centre bi projet yi ñu bëgg yàlla xam na ne de man am naa samay projet ñoom am nañ seeni projet waaye 50% ñoom li ñu bëgg a réaliser sax réaliser guñu ko bu ñu yàlla dimbalee ñu doon équipe surtout des docteurs en médecine wallahi lazim ñàkk rêve mooy tax ñu atteindre suñuy objectif waaye lépp lu ñu yóotu dinañ ko song dinañ ko daan incha allah te loolu vraiment mënuma sax continuer di wax parce que bu yàggee sama xol day tooy mais ñii man sincèrement man maa leen bëggal sama bopp ñoom laaj leen guddi des fois dañuy waxtaan ci malade yi des fois dañuy jékki-jékki dañu am benn groupe WhatsApp kenn naay dugal malade ne malade bi am na lii lan ngeen ci xalaat man sama bopp li may nekk seen kilifa yëpp des fois ma am malade yoo xam ne dama leen di laaj seeni avis donc pour vous dire que xam-xam bi mu ngi fi woon diplôme xëy na reconnaissance la de lii mooy leen di permettre ñu légal aux yeux de tous les hommes waaye xam-xam bi mu ngi fi woon parce que man mii seeni kilifa des fois si groupe WhatsApp damay dugal ay malade di leen laaj seeni avis ñu may tontu di ma wax ñuy dóorandoo di xàccandoo donc sant yàlla na yàlla sàmm leen yàlla aar leen yàlla suturaal leen yàlla may leen une très 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 belle carrière médicale le tout nag couronné par une vie familiale épanouie parce que nag àdduna du médecine rek loolu je vous dis ça un médecin doit être équilibré médecin du faj rek la war a xam de sinon ngaaka ngay doon ñu baal ma ci terme fépp nga war a taxaw mais nag vie familiale bu épanouie moo la koy permettre médecin boo xamante ni guddeeg bëccëg suba ba minuit mu ngi daw du tal njabootam loolu tamit man ñaanalu ma leen ko ñaanal naa leen vie familiale boo xamante ne da ngeen di apaiser merci pour le terme di ngeen di liggéey di jaamu yàlla waaye tamit apaiser ngeen mën ko yanu donc yàlla na leen yàlla sàmm seeni wéyjur damay terminer ci ñoom Pape mu ngi may kobos ci suuf ne ma bu ma fàtte célibataire yi xam ngeen ki may waxal waaw loolu moom maa ngay dis wéyjur yi bu ngeen ci jógul ñun centre bi am na ñoo xamante ne intéressé wu nañ dinañ ci jóg def lu ñu war a def wasalaam ngeen baal ma. Merci beaucoup je pense que wax ji sax warul gudd parce que c'est pas du tout normal suñu kilifa wax ñu teg leneen
je pense que comme ni ñu koy waxee rek toujours doomu aadama bu sa bëñ méttee doo bëgg a toog sa biir kër yaa ngi bëgg a dem seeti docteur pour mu indil la saafara ci loolu yàlla daf ñu bindeel daf ñu nattu ci loolu ba nga xam ni loolu moom mooy suñu sacerdoce loo xam ni chaque jour dañuy xool ñi nga xam ni noonu ñuy soulager doomu aadama yi te ci loolu je pense que ñi ngi ciy sant yàlla ñi ngi koy def par amour di ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax centre bi nag dañ fi yàgg dañ fi nekk je pense que ku ci nekk ci ñun xam nga ñi nga xam ne ñii ñoo toog nii tey ñi nga xam ne ñoom ñoo def seen thèse ba tey ñu waat ñi ngi leen di encourager félicitations sax je pense que sax c'est tout juste pour dire mais li ñu leen mën a wax mooy soo waxee nit ki félicitations c'est tout juste pour limiter ko parce que soo nekkee ci yoon boo xam da ngay yéeg ay escalier je pense que il faudrait que nga def ko ay encouragement pour mu gën a mun a persévérer ci kaw loolu je pense que centre bi yëpp ñu ngi leen di féliciter di leen encourager di leen témoigner temps bi ngeen nekk ak ñun rëccuwuñ ko quoi rëccuwuñ ko vraiment rëccuwuñ ko parce que yàgg nañu ak yéen peut-être docteur Betty yàgguñu xamante mais mi ngi mel ni comme docteur Diop li mu wax mi ngi mel ni comme xamal nañ ko yaa depuis 20 ans ci ni muy liggéey ak nit ñi ni muy collaborer ak nit ñi man sax tonton Mohamed la may wax donc pour wane ni que yar bi nga xam ni moom la ñu am dévouement bi nga xam ne moom la ñuy def au niveau du centre ak collaboration ak complicité bi nga xam ni moom la ñu am seen biir je pense que loolu aussi lu mat a wax moom tam moom moo ci kii quoi parce que léegi-léegi nga am loo xam ne dafa lay jaaxal nga woo leen wax leen ñoom ñu woonte seen biir waxtaan ba juboo am benn kaddu ci loolu je pense que loolu la ñuy wax complicité ñu ngi leen di remercier ci loolu di leen gën a féliciter mais encouragement bi moo gën a taxaw en tout cas tout le centre agent yëpp vraiment tey kontaan nañu ci tey parce que vraiment ñu ngi leen di féliciter di leen gën a encourager donc ñi ngi seen ginnaaw comme ni ñu koy wax toujours et toujours que la collaboration continue merci beaucoup.